asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Sénégal 7 ñu ngi am mbégte dellu soit ak yéen ci seen émission sama réew émission bi nga xam ne dafay waxtaanee lu soxal réew mi ak askanu Sénégal jaarale ko ci wàllu spirituel ak temporel waaye itam jëm rek ci ay jàngat yoo xam ne dinañ ko mën a def bu ko defee li nga xam ne mooy jàmmi réew mi ñu mën ko gën a dëgëral waaye itam fexe rek ba li nga xam ne mooy taxawaayu kenn ku ne mu xam ko fexe rek ba Sénégal mën a mucc ci yenn jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko gis ci yeneen réew rawatina nag ci jamono ji nga xam ne réew mi dafa nekk ci benn croissance boo xam ne li koy firnde mooy découverte de pétrole de gaz yu ñu def waaye itam yeneen ressources yoo xam ne rawatina ci biir askan wi ndax jeunesse bi population bi takku na loolu yëpp nag faw ay xel ak xalaat yu sell mën a ko màcc ngir rek ñu mën a xam ban yoon la ñuy teg réew mi bu ko defee yokkute man ci am niñ koy taamoo di defee nag dañuy dalal ki nga xam ne mooy Imam Dramé ci waxtaan bi Imam ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sénégal 7. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. Cheikh Abdou Khadre maa ngi lay fay di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi seetaan Sénégal 7 ak sama réew di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi dëgëral leen di nuyu tamit sunu mbokki jàngu bi di nuyu sëriñ daara yi ak imam yi di nuyu mbooleem classe politique bi yëpp ak société civile bi ak sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah Imam ñu ngi lay dalal ni ñu ko waxee di nara rek waxtaanee ni ma ko waxee wàllu actualité waaye itam li nga xam ne rek mooy xew-xew yi nga xam ne am na jamono ji ci wàllu diine comme ci wàllu politique bi ak yeneen yoo xam ne ci wàllu justice la itam muy impact yi nga xam ne moo bawoo ci situation politique bi rogalaat ba ci justice bi ak ay conséquences yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo ngànk justice nee na faw ñi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo ñu tiire ko ci yooyu lépp dinañ ñëw waxtaanee ko waaye dañu tàmbalee Imam ci li nga xam ne mooy centenaire bu Seydi Hadji Malick. waaw jamono ji réew mi yëngu na lool bu ñu daan wax Sénégal nag dañ naan mag ñi ci dañuy référé woo ngir mën a xam fu ñuy teg suñu tànk ndax jàngale nañu yoon yi nga xam ne fa la doomi réew mi mën a teg seen tànk ngir mën a mucc ci yu bëree bëri ci ay mbon wala boog ay jafe-jafe yoo xam ne mën na dugal réew mi ci guuta goo xam ne jafe-jafe mën na am pour ñu génn ci boo ñu doon wax tey ci Seydi Hadji Malick ak lu ñu mën a jàngat ci œuvre am ngir tey mu mën a jëriñ Sénégal lan la mën a nekk. ah laaj nga ma question bu jafe nag. parce que wax ci Cheikh Seydi Hadji Malick lu jafe la waaye bu fekkee ni ci beneen sens bi tamit mën nga ni lu yomb la. parce que Seydi Hadji Malick moom maanaam aspect boo jël rek. mën ngaa am loo wax ci moom waaye man aspect bi ma gën a marqué ci moom. mooy insaniya gi nekkoon ci moom nite gi. maanaam nite insaniya parce que bu dee ci wàllu wilaya. ci yàlla yi dañuy wax ni yàlla moo koy jox ku ko neex. wilaya mooy loo xam ni yàlla mooy tànn ni kii kat dama koy def wàllu yu ci sama biir xeet. am na ci wàllu yu yoo xam ni dañuy jaamu yàlla ba nekk ay wàllu yu am na ci ñoo xam ni bala ñuy dee dañuy nekk wàllu yu waaye am na ñoom dañuy judduwaale wilaya kon loolu da ngay gis ni programme mu yàlla la waaye Cheikh Seydi Hadji Malick li mu gën a réussir dëgg mooy nite mooy al insaniya parce que li tax ma wax ni nite mooy contexte bi mu ñëw dafa ñëw fekk fi contexte bu jafe mooy dafa ñëw fekk tubaab bi moom réew mi yilif réew mi daal te tubaab bi li ko taxoon a jóg dëgg mooy ñëw pour wane ni nit ku ñuul amul civilisation dañu leen a war a civiliser mu ñëw fekk fi tubaab bi mu ñëwaat fekk fi beneen pouvoir mooy pouvoir boo xam ne pouvoiru ceddo la ay nit ñoo xam ni jàpp nañ ni li ñu nekk rek mooy li baax tam jaral leen ñu war cee gar seen bakkan
Seydi Hadji Malick ci contexte boobu la ñëw war a nag indi loo xam ni njàngalem yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam war a fexe ba dugal ko ci pénc mi ci résumé rek Seydi Hadji Malick fi mu jaar na njaarne comme niñ ko xamee defar fa ay muxaddam yu baree bari tarbiya leen tarqiya leen tarbiya mooy jàngal leen éducation jàngal leen fànn yu bari ci charia parce que njaarne université la woon buñ ne université la woon mooy fànn yëpp yu ñu daan jàng ci charia daan nañ ko fa jàngale waaye yàggul njaarne bi mu fa jógee ñëw ndar ndar booba xam nga ni moo doon capitalu xam-xam parce que booba xam-xam dañuy wax ni bi mu parce que xam-xam boo jàngee l'histoire au Sénégal maanaam la pénétration de l'islam au Sénégal maanaam l'islam naka la duggee Sénégal dañuy wax ni l'islam bi mu jógee Makka dem Médine jóge fa dem Bagdad dem Égypte dafa wàcc ñëw ci les pays Maghreb fu mel ni Maroc jaar gànnaar ñenn ñi dañuy wax ni Mourabitoun yi ñoo ko fi dugal lenn ci historiens yi loolu la ñu wax waaye lenn ci historiens yi wax nañ ni am na ko ñuy wax Cheikh Yassine ñu ni marocain la woon moom moo dugal l'islam ci réew mi waaye li wér moom mooy capitalu xam-xam ci jamono boobu ci Maghreb Mauritanie la woon kon da ngay gis ne ndar ni mu jegee woon Mauritanie dafa taxoon ndar bari ay boroomi xam-xam lool bari ay universitaire lool Seydi Hadji Malick foofu la ñëw campé ci biir ndar ba mu fa campé am fa zawyaam boobu mu fa am rek dafa am histoire parce que Seydi Hadji Malick bi mu ñëwee fekk tubaab bi yilif ndar mu jugee njar ne ñëw histoire la parce que li ko indi ndar sax histoire la parce que dafa jugee njar ne tubaab bi comme booba moom tubaab bi mu ñëwee moom information yi mu jot mooy comme dañu ni Cheikh Omar Fouti yu dafa taal jihad bi mu taalee jihad ba pare Cheikh Omar bi muy dem dafa déclaré ni Cheikh Seydi Hadji Malick moo ma donn mooy continuer sama mission tubaab bi ci xelam mu ni comme Alaaji Malick moo donn Cheikh Omar kon mënta ñàkk mu taal jihad moo tax ñun fu Alaaji Malick mën a nekk dañ koy sécuriser di ko espionner pour xam li muy def Seydi Hadji Malick bi mu amee information boobu xaarul tubaab bi di ñëw mais moom ci intelligence am moo ñëw ndar dëkk ak tubaab bi maa ngi nettali nañ ni bi ko tubaab bi njëkkee convoqué moom xaarul tubaab bi di ko convoqué moo dem wuy ji tubaab bi présenté wu nee nañ bi muy dem tubaab bi ni ko yow yaay Malick Sy bi ñuy wër mun leen waaw man maay Malick Sy ñu ne ko yow dañ ñoo wax ni da ngaa am arme booy préparé nekk njaarne nekk ci àll bi dañoo bëgg a wax nag nga wax ñu sa arme boobu ban la Seydi Hadji Malick génn kurusam ni leen man de bu dee am naa arme bii la tubaab bi reetaan daan ni kii ñu wax waxi arme mu wax waxi kurus fekk Seydi Hadji Malick moom xam na ni kurusam googu mooy armam mu ne ko Seydi Hadji Malick nax tubaab bi ni ko damaa bëgg nga may ma place boo xam dinaa mën a am fii ci ndar zawiya boo xam ne dinaa fa man di jàngale di yar samay taalibi tubaab bi tamit def ko am seew parce que koy wëri mu ñëw ba ci yow présenté wu xam nga kooku da nga naan de confiance waaw wokkatu bu dajee gersu la mag ñi nee nañ zawiya bi mu njëkk a samp ci ndar tubaab bi dañu ko dinaa la jox zawiya bi mais condition bi mooy zawiya bi du am soroor xam nga nit jox ko jàkka ba pare amul soroor fa la injustice yam mais ci Seydi Hadji Malick ci yeewoom ak xam ne moom moo gën a yeewu tubaab bi te day yàgg rek mais dina ko nax ba am li mu bëgg mu ne ko amul benn problème jàkka soroor du ci farata d'accord moo tax jàkk ji mu njëkk am ndar mag ñi nee nañ soroor amu fa woon ginnaaw bi lañ fa def soroor tubaab bi jox ko mu am fa zawiya nekk ak tubaab bi nag nekk fa di jàngale def fa tafsirul quran
Ndar la njëkk a defee tafsiru Quran pour résumer rek parce que dund Seydi Hadji Malick kenn mënu ko résumer sax ci ab émission mais comme day bisam la ñu baax na rek ñu fàttaliku ci moom waaye Seydi Hadji Malick lan la incarné Ndar bi mu ñëwee mooy waruñu am complexe ci tubaab loolu la ñu njëkk a jàngal lim gën a incarné mooy wane ni civilisation bi nga xam ne mooy civilisation bi gën ci civilisation yi mooy bi yonent bi yor te man yonent bi moo ma jàngal boobu kon tubaab yi liñ gëmloo ñëw nii dañ ñoo bëgg a civiliser loolu du dëgg au contraire ñun ñoo leen gën a civiliser te ñun ñoo leen war a jox suñu civilisation tubaab bi dem na ba problème yu mu am digganteem ak population waa Ndar Seydi Hadji Malick moo koy réglé parce que tubaab moom li ko taxoon a jóg mooy ñëw imposer nit ñi doole ñu fay ko ay impôt xaalis a ko gënoon a tax jóg quoi koom-koom nee nañ bis Seydi Hadji Malick pour résumer dafa xutba daal di wax ci bor maanaam ameel nit bor danger yi ci nekk fekk tubaab yi boobu dañ daan jël lebal nit ñi ñuy bay suñ paree fay mais baykat yu bari dañoo gëmoon ni alalu tubaab boo ko lekkee du mujj fenn Seydi Hadji Malick def ci benn xutba bu am solo wax danger yi nekk ci ameel nit bor te doo ko fay yaa ngi dégg baykat yëpp xëy dem fay nag seen impôt tubaab bi bind ko leer di ko félicité mu ne ko ñu ngi lay félicité parce que yow depuis nga def sa xutba bi ba tey nit ñi ñu ngi fay bor yi Seydi Hadji Malick ni ko man nag taxu leen woon may xutba man dama doon xutba ngir jullit warta ameel nit bor loolu benn histoire la ci feebaru peste bi histoire bu siiw la waaye day baax ñu koy nettali bi mu xewee gouverneur bi nekkoon Ndar décision bi mu jëloon mooy képp ku ñàkkuwul dinañ la rey bi mu ñëwee ñu jàllale message bi waa Ndar ni ñoom du ñu ñàkku parce que xamuñu ñàkk gi lan moo nekk ci ginnaaw comme ni mu xewee woon rek ci coronavirus bi gis nga nit ku ñuul moom lu mu xamul pour nga def ko ci boppam day jafe surtout ca jamono boobu bi ñu ñëwee ñu jël décret bu jógee France ñu ne ku ñàkkuwul nañ la boobu parce que boobu feebaru peste bi mu ngi rey nit ñi rey bu metti Seydi Hadji Malick bi ko tubaab bi seetsee ni ko waa Ndar de nee nañ du ñu ñàkku te man damaa pare pour boom képp ku ñàkkuwul Seydi Hadji Malick ni ko yow dañ la fee indi pour nga gouverner waa Ndar wala dañ la fee indi pour nga boom leen mu ne ko dañ ma fee indi pour ma gouverner leen tubaab bi ni ko waa Ndar de dafa mel ni nga baal ma ci kàddu gi dañoo réew Seydi Hadji Malick ni ko bu ñu réewee yow nga yaru fexe ba convaincre tubaab bi moom Cheikh Seydi Hadji Malick mu dem ni ko danga may am na waxtu woo xam ne boo ma jël see man dinaa ñàkku te rafet naa njortu ni su ma ñàkkoo ñoom ñëpp dina ñàkku histoire bu am solo la Seydi Hadji Malick bi mu taxawee génn Ndar ñàkku ci la waa Ndar yëpp ñàkku non seulement ba pare ni Malick Fawad comme ñàkku na ñàkku gi amul benn danger c'est ça bi mu commencé nag di indi ay solution ci société bi ci la tubaab bi jël décision boo xam moo ko jëlal boppam ni ko dootuma jël benn décision ci Afrique soowu jant fii lu jëm ci wàllu àdduna ak ci wàllu diine te duma ci wax ak yow parce que nangu naa ni yaa ma ëpp xel Seydi Hadji Malick bi mu toogee Ndar ba installé fa li mu fay installé jàngale fa yee nit ñi civiliser leen daal di ñëw nag Tivaouane waaye ñëwum Tivaouane dafa am solo ñu taxaw fa tuuti parce que Seydi Hadji Malick bi muy ñëw Tivaouane lan la fa fekk ay ceddo la fa fekk ñoo xam ni mën nañ ni Tivaouane moo doon capitalu ceddo yi ci jamono boobu ñi nga baal ma ci kàddu gi ñu dàqoon a naan sàngara ci jamono boobu dàqoon a def naka sudul noonu ca jamono boobu Tivaouane lañ dëkk moo yow nag nga nekk boroom xam-xam nekk mu jaddit war a ñëw installé ci dëkk bu mel noonu mag ñi nettali nañ ni julli it gi mu fa njëkk a julli moom Cheikh Seydi Hadji Malick am na benn góoru màgget goo xam ne bëgguma tudd raasam parce que jaru ko dafa yor tamaam di tëgg di wax ni am na Malick góor gu ñuy wax Malick Fawad ku mu jiite julli amuloo julli fekk na Seydi Hadji Malick bi mu ñëwee ak haybaam ak xam-xamam nga xam ne tafsir alquran moo ko fa indi woon yàlla tàggatal ko nit ñëpp ñëw daw di ko wut si sëriñ sa nekkoon foofu ci jamono boobu commencé di ko fiire nag di ko kompaloo jël màgget googu ma lay wax jox ko tama muy tëgg di wax ni am na ku ñuy wax Malick Fawad góoru tukkulóor la ku mu jiite julli amoo julli
Cheikh El Hadj Abdou Aziz moo ko nettali nee na Alaaji Malik bi mu déggee loolu hadaaya yi ñu ko jox ci bisu it googu daf ko dajale dem ba ci màgget googu nga xam ni moo doon tëgg di wax ni Malick Fawad ku mu jiite julli amuloo julli yëkkati hadaaya yooyu jox ko. d'accord ni ko yow mi xam julli gu nangu ak julli gu nanguwul man Maodo maa ngi yëkkati lii jox la ko. góor gi tontu ko ni ko su ma teeloon a xam ni yaa ngi ñëw doo ma fi fekk parce que man xàmmee ma julli gu nangoo gu nanguwul dañ maa tëggloo rek may tëgg. góor googu mag ñi nettali nañ ni mujj naa nekk mu xaddamu Cheikh Seydi Hadji Malick waaye Seydi Hadji Malick li mu gën a réussir mooy dafa xamoon société bi mu doon dund xam ni benn problème lañ am mooy problème mu xam-xam mooy ignorance moo tax bi mu ñëwee dañuy wax ne slogan am ñett yi la woon ja ju ba mooy jàng julli bay fexe ba jàngal nit ñi ñu dañ ci réer moo tax mu def ay déclaration bàyyi fi ci wàllu xam-xam am na benn baytam bu muy wax ni alaa ya bani haza zamanu daawtukum li ihyaai diini bil ulumi ajibo mu ni yéen niti jamono yéen waa yéen Afrique sowu jant wala yéen Afrique noire man Maodo maa ngi leen di woo ñu ne ko Maodo ci lan nga ñuy woo mu ni maa ngi leen di woo ñu dundal diine ñu ne ko nu ñuy dundalee diine mu ni diine daal ku ko bëgg a dundal benn arme rek ngay am mooy xam-xam gis nga. justement donc ci foofu laa bëgg ñu taxaw fa. parce que Seydi Hadji Malick bi mu ñëwee li mu beesal dëgg-dëgg nag mooy ginnaaw insaaniye gi ma la wax mooy xam société bi mu nekkoon xam ñaari ennemis yi mu amoon nan lay fexe ba éliminer leen te dara du yëngu. te tubaab bi ci boppam bi muy dem nee na Seydi Hadji Malick nangu naa ni sama mission échec na te li ko échecal yow joué nga ci rôle bu am solo. ceddo yi ñi ci ëpp Seydi Hadji Malick mujj na leen a def ay imam mën nañ cee joxe ñu mel ni Alburi buur la woon te Jolof yaa ngi dégg mujj naa jaayanteeg Seydi Hadji Malick ak ñeneen mujj gi sëtu wàllu yi ku mel ni Thierno Seydou Nourou Tall nga xam ni sëtu Cheikh Omar Foutiyou la mujj na ba boo tuddee Seydi Hadji Malick tudd beneen sëriñ mu ni da ngaa war a yeeslu yaa ngi dégg ku mel ni Maam Rawaan Ngom mën nañ koo citer nga xam danaan wax Seydi Hadji Malick ni ko Maam Rawaan Ngom Maamu Sonko loolu mooy dëgg il faut ñu koy wax loolu la yàlla dogal Maam Rawaan Ngom danaan wax Seydi Hadji Malick ni ko sama sëriñ bu njëkk ba su ma ni woon demal indil ma bopp gouverneur man Rawaan ma dem indi ko ndax gëm gu ma ko gëmoon waaye yow Maodo gëm naa la gëm goo xam ne boo ma nee demal indil ma sama bopp sëriñ bu njëkk ba ma dagg ko indil la xam nga kon kooku am na fu mu jaar ak Cheikh Seydi Hadji Malick. d'accord bi mu ñëwee nekk Tivaouane génération yëpp daw di ko fa fekk mu leen di jàngal di leen tarbiya di leen tarqiya fala njëkk a sosee gàmmoom gii gàmmu lim ci jublu woon rek mooy mu def dajale waat njabootam pour jàllale waat message pour kenn ku ci ne fa nga toog nga xam lala fa bàyyi ñëw décentraliser mu xaddam yi fépp ci Afrique nag li ci nit ñi xamul Afrique foo dem mu xaddamu Cheikh Seydi Hadji Malick nga fa boo demee fu mel ni Gabon am na góor gu ñëw góor gi Ndëri Mbay ma nga fa woon mu xaddamu Cheikh Seydi Hadji Malick la te fam jaar ak moom histoire la xaju fi waaye li ma gën a marqué ci tënk waaw ci tënk yow nag yow yaa yàq émission bi parce que yaa ma dugal Seydi Hadji Malick fallait que ñu brosser mënuñu cee bañ a wax mais dama bëgg a wax liñ gën a mën a jàng ci moom mooy lu jamono metti ak lu contexte jafe-jafe boroom xam-xam moom dara waru ko dépasser parce que boroom xam-xam moom un penseur mooy kuy jiitu jamonoom Seydi Hadji Malick dafa jiitu woon niti jamonoom ci xalaat ak ci xam-xam visionnaire daan indi ay solution te fi mu toog du fi jóg justement si solution so yooyu sax est-ce que si dundam li nga fi expliqué yëpp naka la parce que sànq wax nga ñett moo tënk li nga xam ne moo nekkoon mission muy ja ju ba jàng julli ak bay est-ce que loolu mën nañ ko contextualiser tey ba mu mën a am impact njeexital ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la Sénégal di dund ci tënk rapidement non bu baax parce que jàng bu xam-xam amee parce que nit boo amee xam-xam bu ñu la tegee injustice nga bañ koo gis muy rejeter injustice mooy boroom xam-xam la te xam-xam mooy arme bi gën a fort ci arme yi li nit ñi jàppee arme mooy dajale ay camionnette yu def ay policier ki gendarme loolu du arme parce que dictature yi gënoon rëy ci àdduna bi amoon nañ loolu waaye bañ dajeek ay boroomi xam-xam
dañoo mujj ñoom ci kaso lañ mujj faatu ñu ci bëree bëri. mën nañ cee cité ku mel ni man dund naa le monde arabe foofa dictature dëgg moo fa amoon état policier waaye bañ dajeek ay boroomi xam-xam fañ mujj ñoom ñoo mujj dee ci kaso yi. yaa ngi dégg Ben Ali dafa mujj daw génn Tunisie nu mu tuddati Moubarak dafa mujj ci ballankaar lañ ko mujj di teg. te armée ba mu amoon ku ne xam na ni sunu armée yi mat nañ ko ñaar. kon xam-xam mu mus di rek problème bi Seydi Hadji Malick moo tax bi mu ñëwee tubaab bi indi doole indi force taal université yi fi nekkoon. di jàpp nit ñi di leen jaay moom benn arme rek la teg mooy xam-xam mooy li mu wax bil ulumi ci xam-xam ulum nag bu ñu ko wax waxuñu xam-xamu charia rek. xam-xamu sociologie daf ci bokk science daf ci bokk yaa ngi dégg wàllu économie commerce Seydi Hadji Malick muxaddam bu ci nekk ak lim la joxoon ñenn ñi da leen doon defloo commerce yaa ngi dégg ñenn ñi mu leen doon jàngal wàllu ijtimaa yi xam-xamu sociologie ñenn ñi mu leen doon jàngal ilmu nujum xam-xamu biddéew ñenn ñi mu leen doon jàngal xam-xamu géographie kon université la amoon sëñ Hadi Touré rek exemple la ci nee na musuma jënd pétrole sëñ Hadi àggoon na ci xam-xamu pétrole nga xam ni bu xoolee rek moom dina xam fi pétrole bi féete te xam nga suñu ingénieurs yi il faut ñu teg ay appareil pour xool mais sëñ Hadi moom bu doxee moom bu xeeñcoo rek dina xam fii am na pétrole wala amul pétrole te Seydi Hadji Malick moo ko jàngal. d'accord kon mais li ñu war a gën a jàng Seydi Hadji Malick mooy fit lu jamono métti Seydi Hadji Malick daan na jël ay responsabilités am daan joxe ay orientation te booba ci jamono colonisation lañ nekk ci jamono esclavage lañ nekk yaa ngi dégg ci jamono jàpp njaam lañ nekk mais teewul daan na jël courage en même di jël di am fitu di bindanteeg tubaab bi di ko wax li jaadu ak li jaaduwul waaw waaye Cheikh Seydi Hadji Malick ak ay mbokkam yi mu fi nekk ndooloon c'est très important Seydi Hadji Malick dafa def benn témoignage bu am solo ci Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul te loolu maa ngi ko déggee ci sama Serigne Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh mu wax ko bi mu parce que Serigne Touba Alaaji Malick niñ bokkee dafa jege ba jéggi dayo waaye dafa def témoignage bu am solo ci moom mu ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul de yàlla dogal na man miinu ma ko lool xëy na bokkuñu daara malgré ay mbokk lañ waaye ku mel ni sëñ Mbàkke Buso ni ma ko xamee xam ko ci xam-xam xam ko ci ragal yàlla képp ku mu àndal xamal ni bu àndeek yow maanaam la nga yor wér na d'accord kon da ngay gis ni Seydi Hadji Malick nanguloon na ñeneen ñi fi nekkoon maam Ablaye Niass ku ne xam na ni bi ko tubaab bi bëggee indil problème bu ko exilé yóbbu ko Gambie Seydi Hadji Malick ku ne gis na rôle bi moo ci joué maanaam dafa tëddee woon njaaxaanaay am ak ñëpp ay relation ba ci shérif yi surafaaw yi ñi nga xam ni ñoo fi nekkandooloon nekk ay deret yonent bi daan na joxanteeg ñoom ay hadaya kon Seydi Hadji Malick kenn mënta wax ci moom ci benn émission waaye li ñu war a gën a jàng ci moom mooy fit li ñu war a gën a jàng ci moom mooy ngor li ñu war a gën a jàng ci moom mooy amuloon complexe ci der bu weex amuloon complexe ci buur d'accord waaw d'accord je pense tey yooyu mooy problème bu société bi parce que tey société sénégalaise boo gisee tey mu agsi fii bari na lu ko indi mooy complexe gu ñu am ci nguur ak complexe gu ñu am ci ay privilèges ak alalu àdduna d'accord yooyu yëpp daf ko dëddu woon daan na wax ni man Maodo mosuma am ñaari dépense yu fekkante ñaari dépense yu fekkante Seydi Hadji Malick neen mosuma ko am kon da nga ciy gis ni du woon Richard ci wàllu alal waaye Richard am dëgg moo doon xam-xam te loolu wane na ko génération yi mujjee defal ñu mel ni ay sëñ Aline Gueye ñoom sëñ Amath Cissé Pire yaa ngi dégg mën nañ ci lim ñoo xam ni duñ jeex waaye Seydi Hadji Malick boo ko bëggee xool Alaaji Abdou Aziz Dabakh parce que Seydi Hadji Malick bi ko mag ñi ñëwee di ko tagg li nga ñu defal mu ni leen bu leen ma tagg bu leen ma ñaanal leen sama waajur maam Ousmane parce que man ni ma mel maam Ousmane moo tax ma mel ko bis bu Babacar màggee ak Abdou Aziz ak sëñ Habib ci ngeen di soog a xam kan mooy Seydi Hadji Malick waaye Cheikh El Hadji Abdou Aziz ku dund ak moom xam taxawaay bi mu amoon ci réew mi justement ak courage bi mu daan jël justement ci contexte yu mel ni effectivement kon waaw mais Seydi Hadji Malick du ku ñuy dajaloo nii rek def ay tànt wasalli yeen yaa ila après tasaaroo Seydi Hadji Malick solution la daan indi ci penc mi solution boobu nag képp ku ko donn loolu dañ koy xaar ci yow rawatina ci contexte bi
cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.